salaamaaleykum mbokku internetu Gounass TV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam yéen ñuy suivre à travers suñu chaîne YouTube Gounass TV di leen ñaan rek balaa ñuy mën a avancer ak yombal liggéey bi ñëpp di gis liggéey bi ñuy def ngeen def fi ñuy wax abonné fi ñuy bind s'abonné ngeen dem fa abonné pour mën a suivre suñu ay programme yi nga xam ne ñu ngi koy jëmalee di ko doxalee fii si Gounass ak yeneen ak yeneen ak yeneen tey nag seen xarit seen mbokk seen doomu nday doomu Gounass président Sidibé moo ñëw à la présentation ànd seeg jinne caméraman yi Malick ak ki yor suñu éclairage muy Birane tey nag ñuy dalal doomu Gounass ki nga xam ne léppam Gounass la ki nga xam ne Gounass la juddoo fii la yaroo fii la jàngee aar màggee fi ba tey di màggal aar fu ñu dem tudd ko fa ñu ne doomu Gounass la muy Ass Guewel Ass ñu ngi lay nuyu di la màggal di la bàyyi nga nuyu suñu mbokk internet yi. waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna maa ngi leen di nuyu kuluxum cet ba cet bàyyi ma kenn di nuyu waa diaspora bi di leen bëggee di leen ziar yéen ñëpp di leen ñaanal suñu borom defal leen xéwal di nuyu Mamadou di nuyu Birane Malick maa ngi leen di nuyu di leen Biram maa ngi bëggee ñëpp di leen jox seen wàccuwaay. waaw jërëjëf si présentation bi di rafetlu ni ñu dalalee. parce que c'est très important ak bii temps bi ni mu xatee si programme bi ñuy waajal loolu dinañ si ñëw si biir émission bi si kàttanu yàlla mais tey bu ñuy wax Ass Guewel Ass fi mu jugee Ass ni mu nekkee xale màgg si aar ba tey ni mu toll nii tey macha allah foo dem di nga dégg tey jaar-jaaru Ass fii Ass nan la ñu si mën a wax si lu gàtt. waaw damay sant yàlla rek. damay sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant sama sëriñ bu baax ba sëñ Abdou Karim Mbacké di sant tamit sëñ Baara. Ass moom fi mu jaar metti na mettiwul parce que tamit maa ko opté ma ñëw fekk suma papa Lat ko di ñëg maa koy nuyu bu baax di def aar sama yaay noonu mu jàngal ma yar ma ci tarbiyu ma ba ma màgg lépp lu ma mën ci keppaaram laa ko mënee lépp lu ma mën tamit moom ma ko jàngal ak sama mag ju baax di Maam Sall ak ki nga xamante ni tamit mooy sama mag nekk fi muy sëñ Cheikh mottali ma ba tey ma egsi fii ma egsi tey vraiment di ci kontaan bu baax a baax. macha allah am na solo ñuy profité si occasion bi di nuyu ki nga tudd léegi muy sa baay. di suñu baay ñun ñëpp macha allah alaaji Lat ko du ñing nga xam ne fu mu ñu fekk ndeysaan dinañu téye te ñu conseil ñu di ñu gën a yee si àdduna loolu franchement lu màgg la pour ñun kon boo ko tuddee fii ñun dinañ profité si occasion bi tudd ko di ko nuyu di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér mu gunge ñu ba si kanam a kanam ndax soxla nañ ko léegi nag dañuy ñëw si fi nga xam ne fii lañ dëkk muy commune bi Gounass comme ni nga ko waxee fii nga defee aar fii nga jàngee lépp macha allah mais entre temps Gounass bu njëkk ba ak Gounass léegi ban changement moo si am ak ban évolution moo si am ba tey ñun ñu mën a def fii tey bu njëkk ba amuñu woon fu ñuy defee ay programme mais tey yàlla dimbale nañu ay coins yoo xam ne ñu ngi koy def da mun naa fàttali sa anniversaire bu rëy bi nga xam ne kenn dootu ko fàtte Gounass fi nga ko defee woon tey Gounass bu njëkk ba ak Gounass tey bi lan mooy différence bi waaw ñun ay doomu Gounass lañ lépp lu ñu am Gounass lañ ko amee fu ñu mënti dem tamit lu mu guddi fii la ñuy fanaan si tamit di kontaan ci dëkk Gounass fii fier ci lool parce que fu ñu mënti dem tamit fii la ñuy représenté ni ñëpp xam ne fii la ñu nekk Gounass parce que ñun ay doomu Gounass lañ ay doomu Géejaay lañ xam nga bëgg li ñuy def bëgg suñu gox lool nag bëgg suñu quartier mënoon nañ bu ñuy def leen ñu jéggaane dem defi ko feneen mais kuy wàllu yàlla sa dëkk tëggul Gounass am na lépp ñun manqué ñu dara macha allah am na lépp xam politiciens yaa ngi fi nit ñu baax ñaa ngi fi suñuy xarit a ngi fi suñuy mag a ngi fi suñuy doom a ngi fi suñuy rakk a ngi fi ñëpp a ngi fi tamit bu ñoo amee bés vraiment dañuy kontaan bu baax parce que waa Gounass ak Baxdaat rawatina Géejawaay ni ñu ciy jàppee dafa ëpp doole ñun dañuy dem ba sa affaire dañuy mujj dépassé parce que ñun ay nitu kese lañ nekk ay jaam yu xeebu yàlla dimbali ñu nekk fii xirtal ñu ci aar ñu di ko def mais nag ñun gis nañ suñu bopp bu baax ci Gounass gi ñu dëkk parce que yàlla dimbali ñu lépp lu ñu def suñu borom teg ci loxo ñu ñëw jàpp ci affaire bi réussir kon dañuy sant waa Gounass bu baax espace yaa ngi fi léegi Gounass bu njëkk ba ak léegi yàlla xam na parce que bu njëkk ba ñi juddoo Gounass yaroo Gounass wala ñi xam Gounass xam nañ Gounass yu démb ak tey te biñ fi ñëwee ba léegi suñu borom jox ñu ay autorités yoo xamante ni ñu bees lañ soppi nañ Gounass xam nga ñun ñi nga xam te ne ñooy ndawi Gounass ñu ñuy jàpp ci dugal suñu loxo ba léegi Gounass neex a xool neex a dëkk kenn ku ne bëgg fee ñëw kon lépp lu ñuy def rek fii lañ koy defee parce que fii la ñu am mooy suñu lépp daal vraiment loolu moom franchement kontaan nañ ci parce que nee nañ nit ki booy tiitaroo da nga tiitaroo fa nga dëkkee te ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo et puis Gounass moom lu ñuy wax si Gounass rek très franchement am na liggéey bu des mais incha allah ñëpp dinañ ci taxaw ku nekk domaine bi nga nekk di nga si taxaw bay sa waar ba nga xam ne incha allah di si
10 ans 40 ans. ndeysaan. Gounass dina changer complètement. bu baax sax bu baax pôle économique bi ñuy wax. bu baax incha allah dinañ ko gis si Médina Gounass. bu baax parce que ñu dugg nag si wàllum aar. parce que tamit ñëw fii te waxu ñëw ak yow si aar day mel ni ko suñu ñëw day faussé. As nan nga gisee aaru démb. ak aaru tey. ak yi nga xam ne coow yi nga xam ne mi ngi am temps yi affaire la saagante bee kii mooy fay kii muy saagal fii. mais balaa ñu ñëw si loolu aaru démb ak aaru tey nan nga ko gisee. waaw aaru démb aaru tey am na différence parce que ñun man boog ni ma jàngee tëgg ak ni ma gisee léegi yenn xale yi di ko jàngee tëgg dafa wute waaw bu ñu takkoon samay bët gàm boo tëgg ma fekk si la te it nit bu ne bërët di fecc xam naa fan laa war a tàmbalee xam naa tamit fan laa war a jeexal ku mën a fecc laax da xaw ma ne ku mënta fecc mais ku mën a fecc ma di la tëggal man As boo ne bërët xam naa fooy tàmbalee xam naa fooy jeexale parce que lu ñuy jàng la xam naa rythme bi dafa war a gaaw wala dafa war a yéex mais léegi xale yi jàngatuñu léegi loolu xaalis dañu wut ñu ci bari léegi dañoo daaj seeni bongo di dem fu leen kenn wooyewut xam nga te dem fu la kenn wooyewut loo fa dégg rek na la neex léeg-léeg ñu toroxal la léeg-léeg ñu ne la ku la woo nga masla pour jéem a am dara mais nag toog ba ñu woo la moo ko daax parce que 5000 baax na mais 10 000 la ko gën waaw lépp looy def da nga koy gëm te lépp lu nit di def rek di ci am xéewal wala mu ci am lu baax rek yow war ngaa jàpp ne yow war nga koo am parce que nit a ko def boo xoolee aaru démb ak aaru tey wëse nañ parce que tamit wax muy taasu di woy bu jariñëw yeetawul ay naxaate la pour nga dégg kàllaama yoo xamante ni dalay jaaxal sax problème la léegi dañuy ambiance xam nga parce que moom la xale yi bëgg léegi moo tax pour ñu dem fi ñu war a dem carrément day metti parce que rarement ngay gis taasukat boo xam ne mi ngi international du jeu normal comme ni musiciens yi di ko defee ay Wally Seck Youssou Ndour Sidi Diop keneen ak keneen ak keneen rarement ngay gis ku am loolu ci taasu parce que fi ñu ko teg la waaw ba pare nag kenn ku ne léegi da ngay jéem a gagner sa gox pour di fa am dara te ñun tamit Gounass dañu am lépp lu suñu morom di def rek ñun dañuy jéem a xeex pour am loolu mais tamit bu ñu ko gënoon a jàng muy gën waaw faaw ñu jàng ko ba mokkal ko mën a tëgg ceebu jën mu jaar yoon Baara Mbay mu jaar yoon Ardine mu jaar yoon Fass mu jaar yoon Ndëj mu jaar yoon lëmbal ju jaar yoon faaw ñu jàng loolu li ci des yëpp mottali la mais tëgg da nga koy jàng ba mu mën ko boo xoolee ñun famille lañ Géejawaay Sénégal Dakar ñëpp xam nañ ne ñun famille lañ te benn famille boobu bu ñu dajee macha allah bu ñu tëggee nga xam ne lii dañ koo jàng dañ ko maîtriser nekk lu ñuy foraatu wala lu ñuy wër wala lu ñuy wëraatu parce que lu ñor taab bi ak lu ñu gësam du benn mais nag tëgg mi neex na waaye taasu yi tamit neex na mais taasu yi tamit nañ ko teg ci yoon defar ko parole yi normal ku ko dégg mën see jariñu ku ko dégg xam ne lii lu jaar yoon la parce que ñun suñuy man boog boo xoolee ñi may roy ak xëy na ñi gars yi di roy bokkul maa ngi roy ku mel ni Papa Ndiaye parce que dama ko bëgg Papa Ndiaye coppet maa ngi roy ku mel ni mère Ndiaye suma yaay dama ko bëgg ku mel ni Dame Sène maa ngi koy roy dama ko bëgg ku mel ni Mbaye Guèye Faye maa ngi koy roy dama ko bëgg parce que boo xoolee am na benn parole bu ma liggéey temps yi maa ngi koy wax ci programme yi ñu bari ñu ci bàyyi xel na waxkat yi xajal jëfkat yi ñu dikk ndax foofu la ñu toll porteur de voix lépp lu muy wax na leer laajal ñi ma déclaré guerre ba ñëpp jug di xeex ca lañ tiit daw këf maa meer bañ mu mer yóbbu Kébé meer ngir bañ mu ngeer ma ne damaa rot ci Papa Ndiaye laal ci Dame Sène meer Ndiaye bee sama yaay na ma as waxal may yëngal kenn du ko wax dal la koy waxal ndax damaa gàllax ndiku tuur ndaw lu fa jaar sa xorom kuy waxate na ma tàggu waxkat yi jox nañ ma waxukaay gi na ma as waxal xam nga yooyu ay kàllaama la yoo xamante ni maanaam yow mi koy déglu du la blessé te di nga ci gis sa bopp mais nag léegi xam nga waxu ambiance yi dugg na fii kàccaw nii nit ñi yuuxu reetaan moo am dañ ciy ànd ak ñoom rek. waaw li nga wax fii léegi moom loolu. neex na tellement. ñi ngi xaar suite bi di ñaan yàlla mottali. amiin et puis yàlla leeral yoon bi. yombal liggéey bi ci kàttanu yàlla. amiin waaw mais nag du ñu wax aar. te waxuñu si li nga xam ne actuellement mun nañ ne. mi ngi laal musique Sénégal. lu si mel ni mun nañ lim diggante Wally Seck. diggante Sidi Diop diggante Pape Diouf. mais coow loolu est-ce que amoon na place am tey fi musique toll ak fi musique war a jëm. waaw pour man daal jaru ko parce que àddina amul solo damaa bëgg Sénégal ñu bàyyi xel li may wax bu baax a baax àddina amul solo tey am na mais suba am na te ëllëg du añ du reer mais lu mat a sédd la ndaw lu nekk ci yoon di liggéey gëmal sa bopp jàngal li ngay def bul déglu waxi noonu bul déglu ku lay gaaruwaale bul déglu ku lay saaga bul déglu ku lay wax lu ñaaw nekkal fi nga war a nekk gëm sa bopp tey ñaan yàlla mu barkeel te bañ di gëstu bañ di déglu Wally Seck Sidi Diop Papa Diouf
ñoo bokk ndey ak baay ay mag lañ ak ay rak te kenn ku ci nekk yéene woo sa morom lu ñaaw lu rafet nga yéene sa morom Wally ku ne xam na ko ci Sénégal ni mu mel xol bu rafet la yor xol bu rafet la yor te lu mu yor jox ko nit ñi lu mu am bokk ak nit ñi ba pare nag di suñu référence xam nga ñu koy tiitaroo ñun parce que suñu mag la suñu lépp la mën li muy def macha allah te boolewu dara ki wax te ku mu bokkal dimbali na la ay mbokkam ak ay xaritam ak ay léppam da leen a jàppale kon kooku ku mel noonu boo ko amee ci sam réew da nga koy gën a jàppale ba pare sens bi mu am mooy sénégalais yi ñoo ko bëgg Wally waxul kaa leen bëgg ma de sénégalais yi ñoo ko bëgg xam nga ku mel ni tamit Sidi Diop rakkam la moom it ñëw topp ci ginnaawam di bay waaram mais ba tey bokkuñu yoon bokkuñu tamit li ñuy def xam nga moom it muy góorgóorlu nekk ci ruxam ànd ak ay mbokkam ànd ak ay xaritam ba pare bëgg Wally jàppalu ko leen lu ñaaw jàppalu ko leen lu soxor parce que au début boo xoolee ñoo doon ànd xam nga mu koy fekk soirée di ko fekk ci ay concert Wally di ko xajal ñuy ànd di def muy nice te kenn ku nekk yaa ngi sa ruq di liggéey te yàqaloo sa morom dara xam nga moom it vraiment ci li ma gis ci moom mu bëgg Papa Thione lool xam nga di wax ci Wally itam foo mu ne sama mag la kon àddina amul solo Pape Diouf ñëw nekk seen mag jiitu leen ci mbir mi lool xam nga yàgg cee bay waaram ñoom ñëpp ñëw mu uuf leen xam nga kon mën nañoo bokk ndey bokk bàyyi kenn ku nekk di tëgg loo mën a woy ci àdduna loo mën a tëgg loo mën a taasu gis nga bu vendredi jotee wala samedi wala dimanche mënoo tëgg ci Sénégal gi yëpp da ngay tëgg fële kii tëgg fii ñëpp mënoo leen tëggal yow da ngay nekk ci ruq bële kii ne fee kii mën na kii tànn na kii mënut kii day jàng kii day jéem mais kenn ku ne yaa ngi nekk sa ruq di ko noyal pour jéem a am dara noonu la rek Youssou Ndour seen papa la xam nga di suñu papa ñun ñëpp xam nga moom it njëkkuñ ci affaire yi téeméeri junni yoon def ci lu ci kenn deful kon mën nañoo bokk ndey bokk baay bokk li ñu bëgg te dara lu ñaaw barke Serigne Bamba àddina mu solo lii yëpp affaire u àddina la day jeex ana ñu fi jiitu woon ana Papa Thione ku ko daaxawee ci àdduna daam mën a woy xam nga jël léppam jox yonent bi bëgg ay doomam woy ba jël doomam teg ko ci wetam na ko acca woyal yàlla def mu koy jóge fi defe naa démb la doon am 1 an kon àddina amul solo nañ bokk ndey bokk bàyyi bëggante suñu biir di jàppalante suñu biir yii yëpp day jeex fii lañ koy bàyyi doo dem yemal xiyam ba yóbbaale fa dara jëf ju rafet nga fa yóbbaale boo tëddee ci biir bàmmeel lu la fa màtt yaa ko liggéey kon nañ rafetal lépp àddina amul solo yëpp affaire àddina la fii rek lay yem message bi je pense que internautes yi dégg nañ ko je pense que ku su mel ni Wally Ballago Seck ku su mel ni Sidi Diop ku su mel ni Papa Diouf Youssou Ndour ñoom ñëpp artistes yëpp sax laay wax dégg nañ ko message bi am na solo nañ rafetal parce que Sénégal dara xaju fii te ku nekk na bay sa waar ca la nga bokk ak ca la nga mën nit ñi ñooy xool di bëgg def seeni choix kenn du nag kenn bëgg la parce que ñoom ñëpp am na ku leen bëgg waaye nañ ko rafetal loolu rek laa amoon lu ma siy wax as ñu nekk si weer boo xam ne dañ naan mois de mars ñu jël si bis boo xam ne muy benn date muy le 8 mars waaw ñu si naan dañ ciy sargal jigéen sa diggante ak jigéen ak sa diggante ak waa Gunaas tey buñ koy wax dinañ ne as programme am yëpp bokk na si ñi nga xam ne jigéen ñi ñoo koy fees del et puis loolu sax mooy lu jaadu parce que da nga wane lu rafet di jox lu rafet ñuy sargal jigéen le 8 mars si weer bii yow nga tànn si le 26 mars ne da ngay sargal jigéen may profité si occasion bi di nuyuwaale suñu yaay yeeg suñuy sœur ñuy déglu di leen ñaanal gudd fan ak wér ba su 8 mars ba ñu feete la kii 8 passé ñu fekkee ko ay at yu bëree bari si kàttanu yàlla ñu jëm si le 26 mars étoile Ngéwél gi war see sargal jigéen bu ko defee fii si Gunaas Baxdaat as programme boobu nan nga si amee xalaat boobu ba jël programme war koo def le 26 mars loolu question la waaw xam nga mois de mars moom kenn ku ne xam ne ne jigéen ñi ñoo ko moom mooy profité di nuyu sama yaay di nuyu sama doom yi vraiment di am ci ñoom xel mu dal parce que jigéen lu mu bokkul baaxul man nag dama bëri ay fans yu jigéen vraiment waaw dañ ma bëgg nag rawatina Gunaas Baxdaat bi ma dëkk jigéen ñi dañ maa bëgg lool lu ma xewle ñu ñëw jàpp ci xam nga di ma sago vraiment di ma tiitaroo di ma ndamoo te lépp lu may def tamit damay jiital jigéen ñi parce que jigéen yàlla da koo teral jigéen yàlla da ko gërëm jigéen yàlla da koo tatagal jigéen yàlla da koo suturaal kon ñun dañoo war a gën a fonk jigéen ñi parce que lépp loo xam ne nit a nga koy def te jigéen bokk ci xamal na loolu du dem wala bu demee du neex kon jigéen dafa bokk ci ñun boo gisee nag ma def le 26 bi dafa am tuuti problème bu amoon rek parce que sama koñ dama fa nekk fa ak ay artistes nag ñuy samay rak am koo xam ne dafa jàppoon le 8 mars bi te moo ma njëkk a jàpp te bëgguma organiser moom it muy organiser xam nga muy nekk ñaari programme ci benn gox bi moo tax ma obligé xam ne sama rak la naa ko bàyyi moom mu def le 8 mars bi ma jàpp le 26 bi di ko sargale jigéen ñëpp bëgg ñëpp ñëw
vraiment ma koy def nag sabar gu rëy chaque at dama ko daan def mais ren dafa tombé mois de mars bi nag moo tax ma def ko bésu jigéen ñi jagleel ko jigéen ñi bëgg ñëpp ñëw di ko def 16000 francs waaw ku yéex nag doo am foo toog te defe naa ni prévente yi génn na am na fu ñu koy jaaye ma bëgg ñëpp ñëw jënd ci képp ku ko bëgg boo demee ci Ema Salon dina la jaay vraiment nga jënd sa prévente téye xaar jour ji nga ñëw toog ma bëggal la 100% ambiance ba mu neex ak étoile ngéwél gi aas dara du yomb. waaw loolu moom ñun xam nañ ci dara. ndax ñun yàlla def na ni. dañ lay suivre li fi bañ nekkee xale ba léegi di la suivre ñëw say programme lu neex li ngay def rek moo tax mënuñoo bàyyi sa programme. comme ni mu lancé message bi noonu rek ku si mel ni tey salon Ema mi prévente yi génn na fa. programme bi le 26 mi ngi war a am fee si tali Baxdaad bi. lépp si biir Médina Gounass la rek 16 à 1000 francs prévente yi génn na. di ñaan nag ñëpp ñëw ñu sargal jigéen sargal suñu yaay yi. sargal suñu rakk yi sargal suñu tante yi suñu ñeeseeg yëpp franchement léegi nag ñu ngi ñëw si jeexitalu émission bi balaa ñuy dem si loolu ñuy laaj As ban programme après lii wala moom carrière am lan li nga xam ne mi ngi si taxaw pour jëm si carrière bi nga xam ne actuellement bu jógee si programme rek war na koo attaqué loolu moo war a nekk dernière question bi incha allah. waaw instant yi nii nag li nga xam ne mooy sama mébét dëgg moo bëgg see taxaw mooy album maa ngi koy liggéey ak samay rek maa ngi koy liggéey ak ñi ma ko war a liggéey la parce que tamit single yi neex na trop mais boo defee album day gën a neex te suñ borom def na ma xel baa ngi fi idée yaa ngi fi lépp a ngi fi te dinaa la xamal benn affaire Mamadou lu ma génn maa ko moom musuma jëlee fi jàmbur musuma génn loo xam ne nit da ciy teg bët wala loxo na lii maa ko génne déedéet texte yëpp maa koy bind maa koy ranger may arranger morceau ba mu normal ma ñëw dugg studio dugal ko ànd ak sëñ Saliou Dioum xam nga muy sama xarit di sama lépp daaw da gars yi ñëw jàpp ci ba affaire yi nice Moussa Traoré te dara ñaawul barki Serigne Touba sama rakk yi ñooy ñëw jël perki yi tëgg ba mu neex mais maa ngi ci préparation album di ñaan yàlla mu génn ci kàttanu yàlla te bu ma ko enregistré ci kàttanu yàlla bu génnee dinaa tëgg Sorano def ko nag sama guddi te defe naa ne yow Mamadou fii bu mu fi tëgg gis nga ni muy mel day mel ne mbàccum gerte nit du fi xaj te xam naa ne ñii ñëw fii bu ñu ma fekkee Sorano nit du fa xaj waaw loolu moom xalaatuma ko mais maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla album bi génn ñu ngi ci di ko liggéey te booy def album doo ko yaakamti da nga koy togg ba mu ñor def ko fi nga ko war a defee ànd ak ñi nga war a àndal pour mën koo génne nit ñi mën koo conseil xam ne lii daal affaire bu nice la xam nga affaire bu jaar yoon la vraiment ma bëgg nag ci kàttanu yàlla gars yi waaj programme bi le 26 bi parce que jigéen ñi laa ko jagleel te jigéen ñi dañoo am jom ndax jigéen yàgg na ci njàmbaar waaw ku xool talaatay ndeer xam ne jigéen ña daj nañ fa lu ne waaw ku xool soxna Jaara Buso xam ne jigéen daj na lu ne vraiment daal jigéen ñi laa ko jagleel bëgg ñëpp ñëw vraiment jàpp ci guddi gi seen guddi la ma bégal leen ba ngeen xam ne As bégal na leen ci côté boobu moom tiituma ci incha allah ànd ci nag Malick mu ñëw jàpp ci bu baax a baax parce que nag yàgg nga cee jàpp te lii sa bis la lii sa yëf la defe naa ni émission bi nga ma defal nii defe naa ni du gulet Gounass TV moom ku ne xam na ko vraiment ngay def liggéey bu am solo nag ànd ci Mamadou suma frère suma lépp xam nga vraiment kontaan naa ci yéen bu baax a baax Birane tamit ne ci wet gi vraiment man daal dama bëgg dama kontaan di gërëm nag boo yi may àndal ku mel ni Jëleen Biram Naay Mbay xam nga àlaa jeng sëñ Cheikh Diop xam nga ku mel ni Cheikh Baye Fall ba gars yëpp bàyyiwuma kenn vraiment booy maa ngi gërëm ñëpp vraiment samay rakk lañ samay nit lañ dafa mbaay di jàpp ci affaire yi te dara ñaawul waaw ku mel ni Moustapha tamit nga xam ne sama ménagère la mi ngi jàpp ci affaire yi bu baax muy gën a avancé vraiment kontaan naa ci ak ñoom Mamadou ñu ngi ciy jàpp bu baax mais kontaan naa ci yéen di leen woo rendez-vous incha allah ci kàttanu yàlla le 26 100% ambiance ak Gounass TV du yomb waaw kon As ñu ngi lay sant mais ñun am na tamit lu ñu bëgg a lancer waale parce que le 26 mars yaa ngi rendre hommage jigéen ñi ñu profité di si tudd ku mel ni Yacine Boubou Barka Dia Fedar ni Aline Sitoé Diatta su mel ni jigéen bi ñaan Mariama Ba bi nga xam ne mooy yoroon bàyyam daara ca Pire dañuy daa baax ñuy rappelé ñooñu parce que def nañ lu ne jigéenuy talaatay ndeer yi nga xam ne bëggoon leen métital wala bëggoon leen néewal doole moo tax ñu dugg si biir néegi taal seen bopp kon ñooñu jar nañoo delloo njukkal jar nañoo sargal benn question bu tuuti rek sa diggante ak ki nga xam ne sama rakkale sama lépp la muy Mame Sokhna nga xam ne génnee nga son way ko si loolu tamit dafa baax tey su ma taxawee ma laaj ko parce que question la boobu mun naa ne damay laal directement sa diggante ak Mame Sokhna mi nga xam ne mooy rakk président Sidibé mi taxaw di wax ak yow lan la waaw Mame Sokhna sama rakk la sama xarit la moom As moom bëri na ñu ko bëgg bëri na ñu ñoo xamante ni man dañ may bëggee
mais maam soxna man maa ko bëgg man maa ko bëgg man te dinaa ko woyaat incha allah parce que dafa bokk ci man di sama rakk di sama xarit ñuy partager man ak moom di waxtaan vraiment mu yéene ma jàmm nag bëgg ma lool su ma ko séenee ay bëñam laay njëkki séen maam soxna guddi gii nag bokk na sax ci ñi ma ko jagleel guddi gi vraiment ma bëgg mu teew ma di ko bégal parce que man ak moom xamante nañ te xam na fi ma koy jaar xam na tamit fi ma koy laal ndax am na lu ñu dund man ak moom maa ngi koy di ko gërëm di ko sant bu baax di kontaan bu baax ci émission bi vraiment bég naa di ci woo monsieur le maire Baydi Ba ak ñi mu àndal ñëpp parce que tamit kenn mënut tudd émission bi te tuddoo ko parce que mooy bërëm Géejawaay mooy bërëm Gounass ñu jël quartier bi dénk ko mu nekk ci loxoom kon monsieur le maire Baydi Ba maa ngi la ci woo bu baax di ci woo Gedda Gaye ki Nafal yéen ñëpp Seynabou Ndiaye maa ngi woo ñëpp notable yi nga xam ne yéenay ànd ku mel ni Pape Diouf maa ngi lay woo bu baax Racine maa ngi leen di woo yéen ñëpp bëgg ngeen jàpp ci xam ne bés bi seen bés la le 26 nag du yomb ca kaw mbokku internetu Gounass TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax rek bu leen fàtte abonné pour mën di ñu suivre jërëjëf As jërëjëf waa Gounass jërëjëf Sénégal ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci kàttanu yàlla merci jërë ngeen jëf